dal fanam barkeel ilimaanam ak njiiteem ba képp ku mu jiite lu mu la jiite yàlla nangu seeni julli yooyu di nuyu le président notre maire Abdou Gningue ci xalaat bu rafet bi nga xamante ni moom la xalaat tey ba woo askan wi pour gunge leen ci li nga xamante ni mooy li xew te mu bëgg leen ci gunge di nuyu aussi Serigne Abdou Ndiaye muy directeur formation ASP mu ngi nii moo leen war a defal exposé waxtaan ak yéen ci affaire projet bi projet yi naka lay tëddee ak nu muy demee ndax moom yi yàgg na koy def di ko gërëm di ko sant ci teewaayam ñëw gunge leen ci bu ñu ko jëlee bu ma paree li may exposé bu paree moom dina jël exposé bu paree am ngeen 5 minutes pour demander ay questions moom mu tontu leen ci question yooyu di nuyu aussi conseil local de la jeunesse ñoom it ñëw nañ fi ñu ngi fi teew di nuyu Serigne Fallou Cissé aussi muy représentant zone 10 moom it mi ngi fi teew di leen présenter aussi bureau bi nga xamante ni mettre nañ ko en place teg ko fi nga xamante ni président ginnaaw bu mu déggee ni bi mu jotee message du président de la république ci 450 milliards yi mu jagleel emploi des jeunes mu ni moom nu muy mën a gungee askanam ci biir commune am moo di mu foo ñëpp dajale leen initier leen ci mbir mi xamal leen ko jàngal leen ko waaye du ca yam day jël ay nit recruter leen fay leen salaire par weer bu nekk pour ñu gunge askan wi ci bind nu ñuy naka la ñuy bind projet naka lañ koy defee yamu ci moo tax mu jël directeur andi ko fi pour que moom mu expliquer leen moom mi nga xamante ni nekk na ci biir te yàgg cee liggéey mu expliquer leen affaire bi naka lay tëdde bu ko defee nag projet yi commencé ñëw ñi nga xamante ni ñoom la fi jëloon recruter leen ci mooy Sidibé mu nga ne le toog moom yaa xàmme ngeen ko bu baax di ancien inspecteur de la jeunesse moom itam mooy fi nga xamante ni mi ngi ci biir bureau bi yore projet yi di leen ci gunge Khalifa Dieng bi nga xamante ni moom itam xam ngeen ko seen doom la seen lépp la mu dëkk ci dëkk bi moom itam mu jël ko mu nekk fi di fa liggéey ak ki nga xamante ni moo nekk Xaali Seck moom di collaborateur bu président Abdou Gningue xam ngeen ko bu baax moom it fi la nekk Moussa Gueye aussi dafa xaw a jagati nañ ko ñaanal yàlla wéral ko delloo ko ci sagom ba mu dellu siwaat ci suñu biir ñun moom itam ci la bokk mu jël ko ëndelaale ko fi waaye di gërëm aussi di dalal aussi Moussa Ka mi nga xamante ni moo représenté collectif des partis ànd defar Thiénaba mu ngi nii toog moom itam da koo wax moom itam mu ñëw journée bi nag lii nuy liggéey tey journée d'échange lañ koy tuddee maanaam wecconte ak séddoo ay partage ci emploi des jeunes naka la war a tëddee loolu mooy sujet bi nga xamante ni moom la ñu war a waxtaane looloo tax nag ñu ni kon léegi nañu woo population bi yëpp donte am na projet yoo xamante ni jiitu na fi ñii nga xamante ni ñoom lañ leen limal ñu nekk ci bureau bi ñoom de yóbbu nañu leen Dakar DER ñu defi formation nañu binde projet yi ba ñëw kon war a commencer liggéey noonu la tëddee noonu lañ ko bëgg a doxale pour dañu nekk ci koor nag bañ dara yàgg moo tax exposé bi day doy noonu ci xalaat ci wax ne rek li nga xamante ni moom lañ ci jublu déjà xamoon ngeen ci lu bari di gërëm aussi di dalal aussi presse bi suñuy collaborateur lañ suñu ñëpp la suñu lépp lañ lu ñu teewle mu ñëw te it doyoon na sax presse bi relaté woon ko ñu bañ leen a déranger ci koor gi waaye nag ñëw fekkee li la ci jaaxal nga laaj ko dafay lu gën a leer di sant aussi Bamba Ahmad Bamba li aussi di ko sant bu baax ci collaboration ñoom ñëpp Cheikh Gueye ñu ngi fi ñoom ñëpp a ngi fi gis nañu jeunesse bi gis nañu góor ñi gis nañu jigéen ñi yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu Abdou Ndiaye defee exposé bi ba ngeen def question yi ba pare dinañu jox Boy Diop mu def benn témoignage tuuti rek après ñu jox président wax nag illa ji ak naka leen la leen mën a gunge ak lan la ci dolli ak lan la ciy xaar ci yéen ak li muy yaakaar yëpp di bëgg-bëgg foofu lañ ci yam wasalaam jërë ngeen jëf. di jiital ci nuyoo bi sunu xalifa Thiénaba di ko ñaanal yàlla defal ko wér-gu-yaram ak gudd fan ba li mu naal yëpp ci dëkk bi ak ci yoon wi yàlla may ko kàttan ba mu def ko ki ci des di teg nuyoo beneen bi ci loxo président Abdou Gningue jàpp ni duñ ko ci tegee dina àgg ci mbooloo mi yëpp ndaxte comme dafa am ñu ko doyloo teg ko ci seen kanam jiital ko kon dañuy jàpp ne jiital boobu ñu ko jiital
dina tax mu doy pour ñu jël nuyoo bi teg ko ci loxoom pour mu àggale ko ci ndaw ñi àggale ko ci jigéen ñi àggale ko ci mag ñi àggale ko ci population Thiénaba yëpp nga xamante ni moom moo tax muy jóg di daw guddi ak bëccëg suba ak ngoon pour di xool nu mu yokki dëkkam. je pense que ni loolu dafa nekk loo xamante ni dafa xaw a jafe ci réew mi léegi ndax nit yàlla dafay def su ko mayee tuuti kàttan wala mën-mën léeg-léeg mu jàpp ni dafa gën ña mu dëkkal léeg-léeg mu du nangootee dugg ci région yi Dakar lay dëkk féete fa mais président Abdou Gningue heure boo ko wooyee soo leen waree gis sax mu ne nan daje Thiénaba. je pense que loolu fierté la. je pense que ni suñu nekkee ci département bu mel ne Thiès suñ fi amee ku mel ne président Abdou Gningue c'est une chance pour le président de la République Macky Sall. kon loolu je pense que ni dafa am solo ñu xamal ko ñi nga xamante ni moom lañ dëkkal en tout cas man de damay wax ni politicien mënatuma impressionné. politicien mënatuma impressionné te nit mënutut ma wan ci politique loo xamante ni xañ na peut-être gisuma ko woon wala mu yóbbu ma fu ma demul wala mu kii ma mais président Abdou Gningue démb ci guddi la ma ko wax. ma ne ko yow loo ma sant dinaa la ko defal am nga cër boobu ci man. su doon Tamba la ma xëy suba ànd ak moom dem Tamba. rawatina bi muy Thiénaba bii ma dëkk ci gox bi dëkk Xombol donte Dakar laa jóge mais damay wax rek ni sunu diggante moo waral loolu ndax heure bii démb maa ngi Tëngéej Rufisque nekk fa ak le ministre d'État Mbaye Ndiaye ak Modou Fall directeur emploi ak waa DER ak l'expert Amadou Sène Niang bi wax ci mbir développement collectivité territoriale ñu bokkoon jataay bu mel nii donc kon lii day sunu bëgg-bëgg duñ koy def ngir xaalis duñ koy def ngir dara mais képp kuñ ko séqal ñu jàpp ne ña nga nekkal war nañ leen ci bokkal waxtaan ci rek dinañ ko def parce que dañuy jàpp ne réew mi duñ ko bokkee kenn ku ci ne dafa am pàcc boo ci nekk dafa am loo ci war a dox pour que kenn ku ci nekk gis ci boppam que dëkk Dakar ak que dëkk Matam que dëkk Thiénaba que dëkk Xombol ñoo yem ci réew mi kenn ku ci nekk war ci jël sa ca wàll te lii nag mooy tax ñu mën ci jël suñu wàll ndax li ñu dugg duñ ko xamul duñu xam nan lañ ciy doxee te duñu xamul nan lañ ciy doxee lu bari daf ñuy rëcc te duñu lu bari rëccee après dañuy toog di sànni xeer wala di woote di wax fekk ñun nag ay la yéwén ñun ñoo tooñ suñu bopp ndax ñoo amul woon information bi tax ñu xam lan mooy nekk paaru Thiénaba ci li nga xamante ni moom la président de la République génne. di wax ni maa ngi am aussi plaisir ànd ci ak sama frère sama mag muy Madior Dieng nekk Thiès ñëpp ràññee ko ci ñi nga xamante ni ñooy taxawal le président Macky Sall mais muy xarit ci le ministre de l'Intérieur Antoine Diome chaque semaine nga koy gis muy ànd ak moom di photo wala ñuy ànd ak ñoom ci ay réunion ndaxte la leen boole woon du woon poste ministre waaye dañoo àndandoo woon jàngandoo yàlla def kii nekk ministre kii nekk leneen yàlla boole leen dara soppeekut seen diggante ba tax saa su ni moom it muy ànd di jàppale le ministre Antoine Diome mu dëkk Xombol gi ñu bokk koñ bokk dëkk donc su loolu weesoo damay wax ni ñëwuñu fi pour joxe ay leçons vraiment matewuñ ko ñëwuñu fi aussi pour di def benn leçon inaugurale comme ni ñu koy waxee mais dañu ñëw pour partager ay expérience comme ni ko kilifa gi waxee ndax kenn ku ci nekk am na jaar-jaar kenn ku ci nekk am na foo dem kenn ku ci nekk am na loo jot a doxal sa àdduna te expérience bi kenn ku ci nekk am moom ngay partager ak sa morom pour que ñu xool li nga xamante ni mooy li ci gën ñu mën ko utiliser. alors li waral ndaje bi nag dafa am lu ñuy wax contexte ak prétexte contexte bi mooy président dafa wax ndaw ñi ni dégg naa leen comprendre naa leen mu ca jógee mu woote benn conseil présidentiel di wax ci mbiru ndaw xëyu ndaw ñi ba mu ko wootee mu am benn appel bu mu lancé appel boobu nag ña am chance peut-être dégg appel bi ñoo ciy mën a wuyu dégg appel bi nag du mooy wax naan rek président woote na déedéet mais dégg appel bi mooy xam lii mu woote nii ban taxawaay lañ ci war a am parce que président dafa jël 450 milliards ne dama koy jël joxe ko pour mbiru xëy mi ndax ndaw ñi du ñu liggéeyut dañuy nekk ci di kaas te du ñu kaasee toj du ñu tojee yàq te du ñu yàqee réew mi li ñu fa tabaxoon ñun ñëpp ñu bokk ko perte kon li ñu war a def mooy taxaw ci li nga xamante ni mooy la ndaw ñi soxla mooy xëy kenn ku ci nekk sa yitte mooy doo xëyee suba nu may mën a def ba am lu ma terale samay waajur nu may def ba am lu ma mën a suturaale sama bopp nu may def ba mën a amal njariñ ña ma dëkkal loolu nag su fekkee amoo ay moyens wala teguñu la ci yoon doo am solution bi
solution bi nag ne président ne dinaa jël 450 milliards joxe ko ndaw ñi ci ñetti at mu ne ma joxe 150 milliards ñuy wax ni président dafay recruter 65 000 jeunes je pense que c'est le lieu ñu rétablir la vérité des faits président ambition ëpp na 65 000 jeunes président li mu wax daf ne damay recruter 438 000 emplois 438 000 emplois moom le président bëgg a jël léegi ci 468 000 emplois yooyu nag mu ni 65 000 emplois moom la ñuy jël ci enveloppe 80 milliards 65 000 emplois yooyu dafa nekk lu ñuy wax ay emplois salariés ndax emploi dafa am ñaari xeetu liggéey am na liggéey boo xamante ni da ngay am salaire di ko fayeeku weer wu ne am na liggéey boo xamante ni nit ki dañ koy jox ay moyens gunge ko ba mu wutal boppam liggéey xañ na di wutal sax ay ñeneen liggéey loolu moom la ñuy wax entrepreneuriat mooy jigéen boo xamante ni day jaay wala dafa mën a defar saabu wala dafa mën a defar eau de javel ñu jàppale ko mu mën di defar eau de javel jël lu mat fukki xale wala juróomi xale di leen liggéeyloo ñu koy defaral kooku liggéey la waaye du liggéey boo xam da nga am sa salaire mais liggéey la boo xam da ngaa entreprendre am sa salaire di jàppale ay nit ñu am salaire donc loolu lépp li ci président naal ci ñetti ati muy 438 000 emplois léegi nag ñu ne 65 000 yi nga xamante ni moom la wax ay emplois salariés la maanaam dina ci jël ay jàngalekat dina ci jël ay policiers dina ci jël ñuy liggéey ci maire yi dina ci jël ñuy liggéey ci mbedd yi ci tali yi environnement reboisement defar ay pavage donc yooyu di ay xeetu liggéey yoo xamante ni xañ na population bi xamaguñ ko woon te ville yi ñoom ñoo ko mën a def ville bu ci nekk nag en fonction réalité am loolu nag dina xool nan lay jëlee ci ñooñu alors loolu mooy li nga xamante ni mooy solos mbir mi 65 000 emplois yooyu après ñu war a jëlaat yeneen 15 000 emplois yeneen 15 000 emplois yooyu ci beneen secteur la bu bokkul ak les emplois salariés yi nii mu jël nag ay kuréel am lu mu leen dénk ndaxte bala nga ne naam ne fa nit ki su jàngul xamul mënul liggéey dara ndax sunu xale yi dañuy dem université jàng ba yëy kayiti waaye soo leen lan nga mën a def duñ la mën a def dara lu dul bind lettre wala lire la lettre wala connecter la WhatsApp wala lire la message mu am ñoo xamante nii nag dañoo jàng ñoom it dem jàng nu ñuy tabaxee nu ñuy defaree plan nu ñuy defaree bâtiment nu ñuy defaree oto nangam jàng ba am ci diplôme waaye amuñu accompagnement bi tax ñoom it ñu mën a liggéey mu am ñoo xamante ni nag jànguñu école jànguñu métier te ñoo yor wax ji kon ñetti catégorie yooyu dañu am ñu war leen a ràññee li ci ëpp solo nag mooy ñu war a xam ne liggéey doñ koy def ci emploi formation moo koy waral d'abord mu jël ay bànqaas jël ONFP nga xamante ni tey jii su ñu woon cene ba dañ fee bëgg a former nit ci métier sàngam te école bi koy former amu fa ONFP day jël ay experts yónni leen cene ba ñu toog fi former ñooñu tàggal leen ba ñu am xam-xam bi loolu muy liggéeyam beneen bi di 3FPT day ñëw lu mel ne ñun ASP yi ñu jiite suñu bëggee métier du ñu ñëwee du ñu indee ay bons de formation ñu ne dañu leen war a fayal 100 000 ONFP dañ naan yéen ay fay ñun dinañ leen fayal 90 000 yi yéen ñi nga xamante ni yéen a leen jël ngeen fayal leen 10 000 francs yi donc kon dañuy gunge ndaw ñi ci jox leen ay bourses de formation mu am aussi lu ñuy wax PF2E muy programme formation école emploi muy lu bees lu président créé nga xamante ni dañuy wax ne école bi da nga fay nekk waaye li ëpp ci sa jot da nga koy liggéey la maanaam njàng mi du njàngam toog ñu lay wax rek fii la sa maam jaaroon fii la nangam tubaab bi nii leen fi defoon déedéet li ëpp ci jot ga la nga fay def looy liggéey la li ci des nag am njàng la donc loolu moom la ñuy wax PF2E pôle formation école emploi mu am lu ñuy wax aussi ay ISEP muy ay centre de formation yoo xamante ni tey jii doo fa demee doo fa defee ñaari at ñetti at am fa diplôme bu la mën a permettre léegi nii benn entreprise jël la nga koy defaral ay plan wala nga koy defar ay bâtiment wala donc domaine yu bari yoo xamante ni ay enseignement professionnel la donc yooyu aussi mu am ci région yi bari njaarim gi am na fa donc mu lool aussi bokk ci yi nga xamante ni mu koy mais du ñu former ndaw ñi ba pare comme ni ñuy waxee rek mën nga am xam-xam mën nga am ay xalaat pour mën a liggéey waaye amoo nag ay moyens ndaxte nag kenn du arrêté géej gi ak ay loxo comme ni ñu koy waxee donc moyens yi mooy lan mooy mu jël ay programme muy DER délégation à l'entrepreneuriat rapide programme yi mooy lan mooy mu jël FONGIP
sunu sœur Thérèse Faye jiite ko pour ñoom it ñuy gunge nit ñi ci seen i projet mu jël également ADPME bu mel ne Jabira sunu xarit jiite ko moom it nga xamante ni day def lu ñuy wax coaching accompagnement ci petites et moyennes entreprises yi parce que réew yi développé ci àdduna bi yëpp petites et moyennes entreprises ñoo leen développé te dañuy wax ni ci stratégie dama koy wax souvent étudiants yi ne leen il faut refuser de penser que ni ñi ëpp doole ñoom ñooy néewal doole ñooy jaay doole ñi ko amul déedéet mais jamono bi ñu toll léegi ci àdduna ñi gën a gaaw ñooy lekk ñi nga xamante ni ñooy ñi gën a yéex parce que information bi dafay daw te dafay gaaw donc doo amul information bi doo mën a gaaw xam li fi am daa dem récupérer ko donc il faut que ngeen organiser wu comme ni ko président xalaate ni nekk ay réseau pour mën a dem te c'est d'autant plus important que soo leen dajaloowu nekk réseau da ngeen di niroo ak téléphone gis nga sama téléphone bii su amul puce kenn du ma woo kenn donc il faut ngeen dajaloo pour nekk téléphone boo xam da ngeen di am puce mën di décrocher di jël li nga xamante ni mooy seen wàll ci li am ci réew mi parce que kenn par kenn soo leen doxalee kenn doo leen dem fenn doo leen mën dara mais soo leen dajaloo ñii mën lii ñii mën la li ñii xam fii ñii xam fële ñii xam kii ñii xam kële su boobaa xëcc dara mu ñëw dafay yomb donc kon je pense que ni président importance su ndaje bi mooy quelle est la stratégie à faire pour que Thiénaba mën a jël wàllam ci li nga xamante ni moom la président teg je pense que ni loolu mooy pertinence aujourd'hui projet bi léegi nag pertinence projet boobu li tax aussi ñu mën ko def li ci dalal ci sunu xel mooy li nga xamante ni yëg nañ ko ci mooy président ubbi benn bureau former ay nit ne yéen dama bëgg ngeen accompagner ñi nga xamante ni ñoom ñoo am initiative am projet parce que nag banques yi aussi nelawuñu un projet kenn du ko jël ci loo xamante ni jox la dem ci banque ñu financer la déedéet banque du lay financer damay joxe misaal souvent ñun ñi ku ci am sa doom bu jigéen doo koy maye doo ko may rek ndax waa ji dafa ñëw wax la wax ju neex daal di dem déedéet di nga ko laaj kuy sa papa kuy sa yaay foo dëkk yow kan mooy sa sëriñ looy liggéey yooyu yëpp di nga ko soxla pour dalal sa xel pour que nga soog a mën a jël sa doom jox ko banques yi aussi c'est la même chose moo tax banque boo dem léegi dafa am ku ñuy wax directeur des risques mooy koo xamante ni lii ñuy jël ci xaalis di ko dépenser di ko jox ay nit ak di ko jox ay kuréel ba dina natt ndax lii wóor na ndax dinañ mën a récupérer waat suñu xaalis donc ñooñu ñooy li ñuy wax directeur des risques ñu nekk ci banques yi kon doo leen bëggee ay projet bëgg nguur gi financer leen il faut forcément ngeen jiima am loo xamante ni dina dalal xelu ki nga xamante ni moo leen di financer te liy dalal seen xel mooy projet bi ngeen indi mu nekk d'abord un projet bancable muy loo xamante ni ki lay financer du ko nattee xool ko dina ay la yeween lii kat war naa mën a jur yokkute kon kii mën nañ ko financer wala kii kat gis nañ ni li mu présenté ci ay garantie doy na kii kat li mu bëgg a jaay loolu duñ ko jaayee dina dox et cetera donc yooyu mooy ay xeetu matukaay yoo xam ne kenn ku ci nekk war na ko jël kon président dañ lay féliciter d'abord bi nga amee xalaat mettre en place dispositif boo xamante ni mooy tax ñi nga xam ne dañoo bëgg am financement ci DER ñi nga xam dañu bëgg am financement ci FONGIP te damay insister ci FONGIP parce que ñu bari xamuñu ko DER rek lañ topp DER alors que DER ba avant président di wax def naa ak ñoom atelier de travail fële ca Saly mais ñi ngi ma doon wax ne ñi ngi woon ci 70 000 dossiers yoo xamante ni étudier wuñ ko woon loolu tax président di wax léegi ne na bar te dootul baal benn kilifa boo xamante ni dénk na la nga toog ñu jox la dossier nga jël ko lire teg ko sa table ne amul problème nekk sa yitteey soxna sa yitteey doom sa yitteey nangam fàtte ni ñii la jox seen i projet dañoo bokk ci réew mi yayoo fi ñu jox la xaalis nga war leen gunge jox leen pour ñu mën a liggéey loolu président ne dootu ko seetaan moo tax mu ne kon na bar te dootu tolérer benn retard kon FONGIP aussi bokk ci mais dañ fa yóbbu day nekk ay dossiers nag fii lañ koy commencer ñu seen xam-xam màcc ci càmbar dossier bi xam ndax contexte bi baax na ndax justification bi baax na ndax les différents tableaux yi nga xamante ni mooy les tableaux de financement d'un projet fonds de roulement le capital nag tout ça ba ci cash flow beeg lépp rentabilité beeg est-ce que xool nañ ko ni lii niñ ko defaree baax na suñ ko defaree ba gis ni baax na suñ ko jëlee yóbbu ko nag su boobaa loolu dina mën a jur njariñ kon loolu mooy loo xamante ni c'est extrêmement important nit ñi xam ko kon président damay wax ni
li nga xamante ni war nañ ko def mooy que ni bureau biñ fi ubbi nga xamante ni njariñ bi en tout cas man de je le dirai émission bu ma demati démb wax naa ko Rufisque devant le ministre Mbaye Ndiaye ma ne ko fu mel ne Thiénaba le président Abdou Gningue dafa ubbi bureau boo xamante ni pour accompagner ndaw ñi la accompagner population bi parce que loolu moo jafe ci réew mi actuellement nit koo xamante ni mësul téye ñeenti millions wala juróomi millions yorut soxna soo yoree juróomi millions jox ko la muy njëkk a def mooy xool lu mu ci def lu neex yaayam wala lu neex papaam la mu ci njëkk a def mooy xañ na xale bu jigéen ba mu doon jàpp ne war na koo mën a takk ji ma xool nu mu gën a dale xelam ci may ko portable wala defal ko nangam pour kii ko xale kenn du ko jël xaalis jox ko bàyyi ko noonu te gunge woo ko te coaché woo ko te conseillé woo ko je pense que ni kon soo ubbee bureau bi yematul rek ci bindal nit ki projet déedéet bureau bi yematul rek ci koo xamante ni amul carte d'identité ñu gunge ko pour mu am carte d'identité bureau bi yematul rek ci ñu ubbi bureau boo xam ne nit ñi dañ fay toog di naan ataaya di waxtaan déedéet mais bureau bi war na toog ba ci école yi yan xale moo fa nekk yu amul kayitu juddu ñu recenser leen accompagner leen pour ñu am kayitu juddu dëkk bi ñan ñoo fi amul carte d'identité ñu accompagner leen gunge leen pour ñu am carte d'identité dëkk bi yan jigéen ñoo fi nekk ci yenn situation yi wala yan famille ñoo ci nekk yenn situation am laaj na ndimbal ñu xool nañ leen def pour que seen doom ya fa nekk ñu identifier leen ña ñu xalaat ne dalal nañ suñu xel ñu gunge leen pour que li ñuy wax le travail de mise en relation président Abdou Gningue yàlla may na ko am na relation yoo xamante ni xañ na peut-être yéen doo leen ci xam lu bari mais loxoom jot na foo xam ki ñu mu mën a woo nit wala jàppale nit pour que xale boobu situation këram doy na waar ñu mën ko fa yóbbu pour mu am fa lu muy xëy di fa joxel dépense seen waa kër dimbali yaayam dimbali waajuram je pense que ni lii ñuy def nii buñ ko jàppee rek politique lii ñuy def nii jaamu yàlla la parce que suñu ci kenn fayut yàlla moom xam na li ñuy def nii ni gërëm na ko parce que dañoo dajale nit ñi pour ñu am njariñ pour seen bopp am njariñ pour seen waajur am njariñ ci pour fa ñu dëkk je pense que ni loolu mooy li nga xamante moom le président Abdou Gningue def man nag du ma tagal kenn ay maamam ñëpp xam nañ sama jikko ñëpp xam nañ sama caractère parce que man sama nature mooy li ma gëm rek laay wax sama xarit yi dañ may wax ne ma président du la jox décret mu ko parce que yow voilà da nga doo maslaa daal voilà mais du ma maslaa parce que dama jàpp ne dëgg yàlla moo ko moom te ala kulli aal nit li yàlla bind sa jëb yi mënoo dugg ci suuf te doo ci jot loolu nag doo ko gëmee tamit dëgg ci yow doo tagal kenn ay maamam li ngay wax rek ay seet sa diggante ak sa borom président Abdou Gningue man dama ko jàppee comme une fierté dama ko wax léegi te mooy dëgg ci man su ma ne woon dama bëgg ñu ànd Kédougou ci benn manifestation dinaa fa dem cër boobu la am ci man te lii may wax nii ay ministre duñ ko bëggoon ci man moom tam ci weeru koor la nekk duñ ko am parce que nag nit ku ne da ngay ànd ak ki nga xamante ni da nga jàpp ne naw nga ko ci jikko naw nga ci comportement naw nga ko ci lu bëree bëri nit soo ko nawul waroo ànd ak moom loolu nag moom laa gis ci moom muy lii nii mënoon na ko ci bañ a fekk démb le maire de Rufisque Est xawma bi ñu waxee loolu daf ne moom ci boppam dafay ubbi bureau jeunesse insertion au niveau de sa mairie parce que xam na ne ndaw ñi il faut ñu gunge leen alors léegi nag li may conseillé ñi nga xamante ni ñoo fi nekk conseil peut-être c'est trop dire mais li ma leen di suggérer ci xalaat boo xamante ni war nañ ko mën a doxali pour que projet yi nga xamante ni moom la ñuy bind fii mu nekk projet yi bancable mooy que il ne faut jamais qu'il soit suffisant nit du naw xam-xam mu mukk ba bañ a laajte bañ a échanger benn loolu moo ci benn ñaareel bi mooy buñ ko def mbiru parparloo parce que Sénégal président waxul ne dafay wutal ay emploi ñi far ak moom déedéet ñi far ak moom ñi farut ak moom ñii politique ñi politiqueul kon na ngeen góorgóorlu ba ñi nga xamante ni dañoo dëkk ci dëkk bi indi seen i dossier ngeen njaboote ñëpp parce que dama jàpp ne président Abdou Gningue su fekkee dafa jóg pour bëgg a ñëw njaboote waa Thiénaba yëpp ñi ko fiy nekkal dañuy njaboote ñëpp loolu moo ciy beneen bi ci topp mooy aussi que projet yi ñu xalaat ay secteurs yoo xamante ni ay secteurs innovants parce que Sénégal doo xoolee sur 100 projets les 30% damaa bëgg a yar ginaar jaay ginaar la damay yar ginaar jaay ginaar c'est des projets yoo xamante ni aujourd'hui soo ko yóbboo sax daan jaay ginaar yar ginaar ñëpp xanaa loolu leen bëgg a def jël teg na leen donc def leen atelier boo xam da ngeen di waxtaan ci yan secteur lañ war a mën a exploiter pour am projet boo xamante ni dafay bancable dafay dox dafay susceptible d'être financé beneen bi ci topp muy lu am solo et de ce point de vue damay wax président ak képp koo xamante ni entrepreneur nga fii nga rapproché wu ci Modou Fall directeur de l'emploi bala ma dem dinaa joxe numéro am fii Modou Fall
dafa yor programme yoo xamante ni yow soo nekkee entrepreneur nga war a soxla ñaar fukki jeunes pour ñu liggéeyal la ñaar fukki nit yow nga war leen fay kenn ku nekk 100000 da ngay bind dossier yóbbu ko ci direction emploi ne la yow kat ñun nguur gi ñoo yayoo jël nit ñi pour ñu liggéey waaye comme yaa ngi ñuy jàppale ca loolu ñaar fukki nit yi nga jël kenn ku nekk nga war leen a fay 100000 ñun nguur gi dinañ la fayal kenn ku nekk 50000 yow 50000 rek ngay fay léegi. loolu je pense que ni képp koo xamante ni da ngay am këyit di liggéey ci ay emploi war nga xam loolu ba nga xamante ni soo demee ci Modou Fall moomu di nga mën au moins mu defaral la dossier gunge la pour que foo doo mënoon a jël fukk mu jàppaleel ba nga mën a jël ñaar fukk soo mënee jël ñaar fukk mu jàppale ba nga mën a jël téeméer parce que démb nit nekk na fa koo xamante ni Rufisque la dëkk Nan Mar Diop nekk un entrepreneur 2020 bi li nga xamante ni moom la liggéey ak direction de l'emploi mi ngi nekkoon ci 358 emplois yoo xamante ni direction de l'emploi moom moo ko fayal xaaj bi tey jii mi ngi am ay tool fële ca wetu Tamba di fa bay banaana di fa bay lu bare loo xamante ni année bii convention bi mu signé dina am 500 emplois yoo xamante ni nguur gi du leen waree no fay 100000 nguur gi moo koy fayal 50000 yi kon loolu je pense que ni ay opportunité la yoo xamante ni war nañ ko xam war nag dox ci beneen bi mooy peut-être xañ na foofu laay daaneele bàyyi nit ñi nga xamante ne dañu am ay préoccupation ñu soulever ko mooy que président ñu xool nan la ñuy def pour identifier niche de financement yi am yëpp pour que DER au moins ñu ne ñun ñuy DER bëgg nañ fa tant de financement FONGIP bëgg nañ fa tant de financement 3FPT bëgg nañ xale yi nga xamante ni dañoo am bac war a def ay formation te amuñu ko parce que inscription bi en ligne la kon machine yi leen installé fii su fekkee am na internet mën na toog étudiants yi bind fii def fi ay demande yoo xamante ni en ligne 3FPT woo leen ni leen yow kat da nga defoon demande pour def formation ci nangam fayal nan la sa formation lépp wala fayal nan la 50% wala fayal nan la 40% loolu ni ñu koy defee 3FPT noonu lañ koy defee ONFP noonu lañ koy defee PF2E yooyu aussi loo xamante ni dina am jeexital ci ndaw ñi la dina am jeexital ci askan bi kon loolu aussi dafa nekk loo xam war na am coaching bi daal mënut ñàkk coaching mooy gunge accompagner bi dañuy wax ne xale su dee jàng dox il faut ngay jàpp ci loxoom mu dox tuuti nga bàyyi ko damay wax souvent ci formation yi ni éducation dafa yaatu sa doom sax doo ànd ak moom di dox léeg-léeg bàyyi ko mu jiitu léeg-léeg na topp ci ginnaaw léeg-léeg na ànd ak yow soo tàmmee toujours di jiitu muy topp sa ginnaaw day jàpp ni toujours dañ ko war a jiite du nekkee day jiitu yooyu yëpp ay jeexit loo xam day am jeexital ci xale yi la te duñ ci bàyyi xel duñ ko sóoraale kon véritablement ñi nga xamante ni daal ñoom lañ teg fii pour ñu war a yor bureau bi di ko doxal buñ ko def bërëbu naanukaay ataaya kese buñ ko def bureau bu waxtaanukaay kese parce que lii nag jafe na xombal nga ma dëkk amu fa maris nga ma dëkk nekk fa amu fa feneen ak feneen amu fa kon du président yàlla mayee mu am xelum ubbi lu mel noonu kon na nekk këru xale yi na nekk këru jigéen ñi na nekk këru mag ñi pour que lépp loo xamante ni occasion la boo xamante ni population bi mën na koo saisir pour mën a am ay financement ñu def ko financement nag comme ni ma ko waxee rek vraiment du ma ci guddal mooy que ni képp kuy sénégalais dañu wax ne yayoo nga déposé soo déposé recensé leen seen dossiers yi ngeen am yëpp yéen numéro dépôt yëpp ngeen ñëw ne ko président sunu numéro dépôt yaa ngi nii président xam na kenn koo xam na du ko wooyee kooka lijjantil ko ca ñaar kii lijjantil ko ca ñett kii liggéey ko ca ñeneen ak la nga xamante ni jàpp nañ en toute sincérité que ni war na mën a am su ko defee mu génn parce que sur les 65000 emplois démb bi ñu defee calcul bi fële avec le directeur de l'emploi à Rufisque département de Rufisque war na ci am gàtt 1500 emplois 1500 kon damay jàpp ne département de Thiès war na ci am lu mu bon moom aussi lu toll ne 2000 emplois waaye su loolu ñëwee ñun ñi nga xamante ni nag ñoo dëkk ci àll bi ñoo war a am suñu fulaak fayda ba ñoom Assane Mbaye nii toog dëkk biir Thiès bañ koo aaki moo bàyyi Xombol bàyyi Ceneba bàyyi Kër Madaro parce que nag Thiès aussi yayoo nan lu ñu bokk ak ñoom léeg-léeg ñu néewal ñu doole ñun ñii ba ñuy football dañuy dem Thiès di fa xuloo di xeex parce que doo leen mënee sax ñu sàcc la kon Assane li ñu bokk na ngeen góorgóorlu ba Ceneba yëg ci boppam Xombol yëg ci boppam Kër Madaro yëg ci boppam
Touba Toul yëg ci boppam Kaba yëg ci boppam Ndiène Sira dëkk yi nga xam ne ñoo bokk département bi yëpp kenn ku ci nekk lam ca yooyoo mu am ko waaye suñu ko joxut it ñu nit ñu am fulaak fayda dem jëlal ko suñu bopp te am fulaak fayda jëlal ko suñu bopp mooy dootuñu dem Thiès pour dafa def impression dootuñu dem Thiès pour di connecté wu internet pour mën a déposer un dossier en ligne dootuñu dem Thiès pour di laaj Assane Mbaye waa nan la ñuy def pour xam nangam wala pour dem fa xam déedéet ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci goxu àll bi ñooy dajaloo nekk benn àndu am fula am fayda jiital suñu mag Abdou Gningue fàtte suñu bopp ne ko yaay suñu mag toppal jox na lépp suñu kanam ñuy xàcceendoo di dóorandoo loolu suñ ko defee dinañ am ndam ci li nga xamante ni moom lañ bëgg di leen ñaan nag foofu laa jeexale mooy que ngeen jàppale ko sama xel vraiment xaw na dal parce que peut-être xañ na sama yéene ci moom moo kawe mais président Abdou Gningue man dama jàpp ne véritablement dafa war a dellu ci maire bu Thiénaba nag loolu nag sama xalaat la mën ngeen ci bañ a ànd vraiment mën ngeen ci bañ a ànd mais dama jàpp ne président Abdou Gningue dafa war a dellu si waat ci mairie bi dafa am sama xarit bu may tooñ ne ma koo xamante ni du bind gauche du bind droite su bëggee yor mairie bi bëgg koo doxal duñu dem Thiénaba ay am di jàmm kese laa fi am bàcc siis mi dëkk ak yéen man ak moom ñoo doon àndandoo ci ndaw ñi nga xamante ni ñoo doon xeex pour président Macky Sall falu bàcc siis premier adjoint au maire bàcc siis bi ñu nekkee kuréelu ndaw ñi nga xamante ni ñoo doon ànd pour président Macky Sall falu man maa nekkoon seen porte parole moom bàcc siis ñoom ay Barthélémy Diaz ay Abdou Mbaw ay ñoom Birame Faye et cetera kon bàcc siis démb lañ mujjee déggante su ma rombee Thiénaba damay jaar këram donc et cetera man sama xarit la mais je le dis ouvertement et sans le cacher le président Abdou Gningue dafa war a dellu si waat ci mairie bi te su ciy dellu si kenn ku ci nekk daf ko war a def mbiru boppam nag loolu nag mooy tax nag mu dellu si waat ci mairie bi bu kenn jàpp ne Abdou Gningue mooy jël xaalisam mooy jël otoom def ci nangam pour su bëggee falu moom moo bëgg a falu moo ci son déedéet parce que dañ ne sama waay ndama ngi ci gàccee ngi ci nit nag su fekkee da nga ne da nga bokk ak moom ànd ak moom fa nga xamante ni tànkam àggu fa yaa ko fay àggale fa loxoom àggut yaa ko fay àggale fa kàddoom àggut yaa ko fay àggale te loolu na nga ko fay àggalee mooy kenn ku ci nekk sasoo ni man lu mu gàtt dinaa indi fukki nit mu wóor ma ne lii maa ko teg ci table pour président Abdou Gningue falu parce que xañ na soxna si moom moo xam ña muy nekkal xañ na la mu mënta jigéen ña mu dëkkal mënoo ko ci soo ñëwoon joxe woon les millions it duñu ànd ak yow waaye xañ na moom am na luñ ko rusé ba nga xamante ni su ne leen jàppale leen ma ndax damaa bëgg Abdou Gningue mi falu xañ na moom den ko rusé jàppale ko nit ku ne dafa am kuñ koy rusé nit ku ne dafa am kuñ koy sóoraale kon na ko kenn ku nekk def sa mbiru bopp kenn ku nekk na ko def mbiru boppam suñ ko defee je pense que dina ñëw ci maire bi su ñëwee ci maire bi dina gën a am yeneen moyen dina am yeneen relation dina am ndomba tànk boo xamante ni mooy tax su fëggee ci yenn bureau yi ñu ubbil ko su fëggee ci yenn ministères yi ñu ubbil ko parce que du boobaa dañuy xam ne kii kat waa askanam ñoo ko yónni ñoo ko waxloo ñoo ko defloo te su boobaa dinañ ci nekk njariñ askan bi donc loolu daal laa doon mooy kàddu yi may ubbee di leen gërëm ci déglu bi di leen sant également ci jéggalu une fois de plus encore ci retard bi nga xamante ni moom lañ am di ñaan yàlla li ñuy def nii yàlla na ko yàlla barkeel li ñuy def nii yàlla na ci askan bi gis seen bopp li ñuy def nii yàlla na am jeexital ci askan bi te yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na yàlla def ci Thiénaba jàmm képp ku nga xamante ni da nga am ay mébét am looy ñaan ñi ngi ñaan ci barke weeru koor bi yàlla na la ko yàlla defal donc loolu daal loolu la ñuy kàddu yi di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di joxe kàddu yi ba am yeneen question yu ci génnaat. waaw di remercier président Abdou Gningue di nuyu Baye Ndiaga di nuyu ñoom Assane Mbaye Ibou Diouf Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo tax ma ñëw fii di sama rak dëkk Xombol moom lu mu nekk rek dama ciy taxaw waaw parce que gis naa ne c'est un jeune boo xam ne dafa engagé te wax et puis gëm boppam waaw parce que fi mu nekk nii compétence moo ko fa yóbbu du politique du dara te li ngeen wax ci politique lii président Abdou Gningue def loolu mooy politique parce que lii nii man d'accord ma sax ñu koy résumé nii dañu waroon xëy suba teel ñu nekk ci ba ngoon parce que liggéey mooy nit moo lay def nit parce que ku liggéeyul fii kenn du la faale lu réer ci kër yow la ñu xaat na yow la parce que liggéey dafa am solo man chômé naa 5 ans li may 7 ans li may wax xam naa ko moo tax lii dafa jar toog jarul taf-tafee bàyyi nit ñi ñu wax li ñuy xalaat jigéen ñi wax parce que développement actuellement ci jigéen ñi lay jaar ak jeunes ñi parce que la jeunesse est désemparée jigéen ñi sonn nañu xam nga ndax politicienne moo tax actuellement fulla ak fayda moo koy maye ku mel ni président Abdou Gningue li mu def nii moom la ñëpp waroon def parce que actuellement nii ñu ngi koy wax au niveau de Thiénaba
ndaamaraas gi mën na ci am lu ne lu ne mën ngi ko am ci ndaamaraas bi ay fruits yi dafa dox fii lépp yëpp mën nañu koo exploiter xam nga jarul sax sori ci élevage bi yéen seen suuf si rek bu ñu ko gëmee rek ak seen projet yi rek mën nga cee génn te taxaw na pour def ko li may wax mooy ñëpp mënuñu leen jël ci DER mais li ma koy conseillé mooy ñi des te jëluñu leen mu fexe leen téye bu fu mën a wutee financement ci monde bi mu wut fa financement parce que mën na ko connaissance kese la mu financer leen fidéliser sa base xam nga ngeen xam ne nag am fulla ak fayda xam ne gis nga nit ki bu la fi nekkal da nga fi nekkal man ministre de l'intérieur sama xarit la mais ba mu soxlaa la ñëpp ñàkk kafu ma ci réew ma ci fu mu pikiroo ma naan fa doog di nga nit day am fulla ak fayda dëkk bi ki la amal njariñ da nga koy amal njariñ xam nga ku la amul njariñ nga tege ko ne la parce que fii dama la wax lu leer fii gars yi faale wuñ kenn wax jee neex rek ñuy wax nii di expliquer di wax nii mais Macky Sall bu faloo bu sañoon waa Afrique dañ ci seet ay mbokkam ci seet bopp yéen nag xam nga affaire bi Thiénaba la Abdou Gningue moo leen gis yéen moo leen gëm indi leen ngeen gëm ko ànd ak moom ngeen liggéey parce que xam nga Sénégal li problème bi mooy xam nga expérience bi mu am rek bu wootee bu mu da ngeen war a ñëw wuy si ànd ak moom xam ne kii soxlaatul dara jaamu la yéen lay jàppale ngeen ñëw ànd ak moom am ci fulla ak fayda kese man loolu laa gis ministre de l'intérieur compétence moo ko tey Abdou Ndiaye nii dóor nañ ko fu ne AJ fii dóor AJPR dafa ne fa la newoon dóor nañ ko fu ne ci Bamba Dieye fa la newoon jógal mais rek dafa gëm boppam parce que ba léegi li mu bëgg a am na ko te jaaru ko ci kenn leen wax ngeen gëm seen bopp am fula ak fayda lii dama lay ñaan président boo ko mënee defaat nga defaat ko jigéen ñi ñëw nga jox leen xale yi jox seen xalaat ñu wax jël seen temps nga xam doléance bind ko mën leen a défendre parce que lii dafa ndaw parce que ni ñu koy taf-tafee am na ñoo xam ne amuñu duñu am sax fit pour wax parce que 2000 mën a jox say soxla ngeen yaatal ko ñëpp wax seen xalaat dëkk bi mën a avancer parce qu'il est temps la jeunesse est désemparée jigéen ñi sonn nañu te ñoom ñooy yëg coono bi ñun góor ñi wax dëgg yàlla suñu wax a bari rek mais problème bi jigéen ñi la ñoom ñooy sonn ñooy jaay seen or ku ñi fii ku ci jaaxle bu dëgëree sa mër yi si yaay yi nga def mais maire jox ma 100 francs ba jënd tabac ñi moo dem ci papa di ko laaj maire bi nëbbatu jox la nga dem gérer xam nga moo tax affaire bi jigéen ñi la ak xale yi dañu leen war a jàppale il est temps ñu jàppale leen parce que xam nga bu ñu demee ba naa droit de l'enfance naa droit de la femme l'homme a failli à sa mission parce que loolu doom xale boobu di réer ak ñu koy violer góor gee koy def jigéen ji ñu dóor góor gee koy dóor kon góor gi dafa fay à sa mission moo tax droit yi génn ñun góor ñi war a xoolaat suñu bopp xam ne jigéen moo ñu jur xam nga ñun xale lañ woon comprendre xale yi jàppale leen dëkk bi mën a avancer parce que jigéen ñi ak xale ñoo mën a développer Sénégal parce que depuis 1960 góor yi ñooy dirigé on a failli à notre mission nañ ko nangu xam nga def mea culpa def introspection xam ne affaire bi dëgg moo koy lal ñu def ko dëgg jàppale suñu jigéen ñi Sénégal jëm kanam di sant di gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan à travers la presse aussi ñi nga xamante ne aussi ñoo toog fii tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ko jël nuyoo bi di ko teg ci loxo le président Abdou Gningue mu jàllale ko ci ñi teew fii ñëpp donc maa ngi wax ci turu bépp ndaw bi nga xamante ni yaa ngi nekk ci commune Thiénaba sama temps de parole nag dama koy tënk ci ñaari phase bi ci njëkk mooy exposé bi nga xamante ni suñu waaw ab njaayeen bi donte ni koor la nekk sax def na le tout ba koor gi yëgu ko moo exposé ñu ko donc beneen phase bi tamit phase de remerciement lay doon donc comme ni ñu ko waxee dafa wax ni actualité la que ñu parler ci xëyu ndaw ñi bi nga xamante ni le président de la République woote na li ñuy tuddee le conseil présidentiel pour l'emploi et l'insertion des jeunes suivre naa ko toute une journée après me poser une question xam naa sax ci jeunesse Thiénaba bi nga xamante ni moom nañ bokk ci groupe WhatsApp bi dugal naa fa question bu mel noonu à savoir que conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes quel impact sur la jeunesse de notre commune yaakaar naa question boobu ma posé woon lii bokk na ci réponse bi ndax tey président bu fekkee dafa woote am ndaje boo xamante ni dafa jëm ci xëyu ndaw ñi woote ko jam ñaajo toute une journée ndaw ñi teew fa di ci waxtaan ñuy xool sotante ay xalaat ci lu jëm jàpp naa ne ñun ñi nga xamante ñu ñoo nekk ci base bi ñu ñoo nekk ci village bi tey am na benn jeexintal boo xamante ne war nañ koo xaar mu jëm ci ñun donc tey lii bokk na ci réponse bi comme ni ma koy waxee rek tey li nga xamante ne pour man moom lañ war a miser muy loolu du leen dul une bonne communication muy ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk ci àll bi ñu àgg ci ñoom mais ñu àgg ci ñoom ba expliquer leen carrément li nga xamante ni tey moom la président teg li may wax ne c'est boo créer
ONFP 3FPT PF2E ISEP DER FONGIP yooyu yëpp day baax mais tey jii ki nga xamante ne tey mi ngi ci àll bi te tey amul benn cop tege comme sama classe nga xamante ne mën nañ dem ci internet bi ñu dem gëstu wala dara tey kooku boo demul ci moom boo eggul ci moom nga expliqué ko carrément loolu lan la jàpp naa ne du ci mën a bénéficier wu donc bokk na ci li waral ngay dégg ñu ni DER bii passé ñii doong ñoo ci bénéficier wu parce que ci ñooñu doong la ñu amoon mais tey bu fekkoon egg nañ ci ñi nga xamante ne tey muy jeunesse bi yëpp bi nga xamante ne moo nekk ci commune bi jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk fi gën a sori ci Sénégal àgg ci ñoom expliqué leen lii la ak lii la pour nga am ci fii ngay jaar nii ngay def jàpp naa ne dina egg ci ñëpp ba ku ci yàlla wërsëgale nga mën cee am donte ni ñëpp mënuñu cee am donc mooy kon li nga xamante ne le président Abdou Gningue taxawal na ko muy bureau bi dafa nekk loo xamante ne day répondre ci question boobu nga xamante ne question d'actualité la pour nit ñi nga xamante ne tey wala jeunesse bi nga xamante tey toog nañ bëgg financement yi ñu mën cee am donc comme li may wax rek muy communication boo xamante ne tey ak coaching boo xamante ne tey ndaw ñi soxla nañ ko parce que tey jii pour nga déposer DER wala tey pour nga déposer tey FONGIP tey fi nga ak nouvelle technologie bi il faut que nga mën a manipuler li ñuy tuddee mooy les outils informatiques mu nekk loo xamante ne tey mooy base bi d'abord donc nit ñi nga xamante ne tey da ngay gis sax au niveau des étudiants ñoo xamante ne dañu am bac duñ mën a manipuler ordinateur donc tey waxuma la koo xamante ne tey jàngul wala tey koo xamante ne tey demul école ba bëgg ci formation boobu donc tey il faut que comme bureau bii nga taxawal dafa nekk loo xamante ne pour man Sénégal ñëpp ko war a roy teg ñoo xamante ne tey dañu mën a manipuler outils informatique yooyu pour permettre ñi nga xamante ne mënuñu ko ñu ñëw toog ñu ubbil leen compte parce que dafa am ay questionnaire boo xamante ni c'est difficile à comprendre il faut que ñoo xamante ne tey seen xalaat màcc na ci ñu mën a répondre ci question yooyu pour mën laa teg ci yoon woo xamante ni bu la yàlla wërsëgalee ci financement yooyu di nga ci am donc beneen phase bi mooy phase remerciement envers le président Abdou Gningue aussi tamit di def un appel solennel à l'endroit de toutes les autorités politiques comme apolitiques ñu participer carrément sur l'insertion des jeunes je pense que tudd nga ko fi ay autorités yoo xam ne tey ñi ngi ci ay bërëb liggéeykaay yoo xamante ne tey du doon dara ñu jëw ci benn localité jël fa benn jeune stage wala ñu jël fa benn jeune mu liggéey parce que day yokk nit ki comme la ñuy wax naan jàngal ma ni ñuy nappee moo gën nga may jën donc tey nga ñëw jël jeune bi ci benn famille nga jox ko liggéey tey famille boobu jàpp naa ne loolu waroon na dimbalee ëllëg rek jàpp naa ne defal nga leen ko tey il faut que tey autorités yi nga xamante tey ñoo nekk au niveau de la commune comme politique comme apolitique ñu xool ñi nga xamante ne ndaw ñi nga xam ñoo ne ci commune bi ñi di am formation ba pare ñi nga xamante ne defaguñ formation ñi nga xamante ne jàng nañ ba am ay lijaasa te mënuñoo liggéey mënuñu am stage ñu participer carrément ci seen insertion ci marché professionnel bi donc ma leen di gërëm bu baax di gërëm le président Abdou Gningue di jéggulu aussi ci guddal bi xam naa ni xaw na naaj di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di sant ci turu jeunesse bi yëpp di la ñaanal yàlla aussi li nga xamante ni sumu nga ko yàlla àggale ko di nuyu waa salle bi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatulahi taala wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nag massawu seen coono ci déplacement yi ngeen def weeru koor bi sonn ngeen waaye nag wuy si ngeen suñu woote loolu maa ngi leen ciy gërëm di tàmbali sama nuyoo nag ci xalif généralu Thiénaba Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal gudd fan ak wér di nuyu ay doomam di nuyu ay rakkam di nuyu sous-préfet bi fi nekk di nuyu adjoint di nuyu maire bi di nuyu commandant gendarmerie autorités yi nga xam ne yëpp ñu ngi fi di nuyu chef de village yi te seen tàmbale ko ci sëñ Alassane Niane Seck sëñ Mbaye Samb bu Bangaaj chef de quartier yi di nuyu responsable yi nga xamante ni ñoo fi nekk responsable politique yi bépp parti bu mu nekk di nuyu jeunesse bi waaye di nuyu itam jigéen ñi nga xamante ni déplacé wu nañu di nuyu ñëpp ñoo xamante ni itam suñuy gan nañ jóge nañu ci yeneen zone yoo xamante ni du sax Thiénaba Thiès def délégation bu mag sëñ Assane Ibou Diouf dama leen a cité rek waaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu itam ki nga xamante ni moo ànd ak Abdou Ndiaye di Madior sa kàddu rafet na di nuyu nag particulièrement Abdou Ndiaye di ko féliciter ci kàddoom yi di ko féliciter di ko remercier ci exposé bi mu def Abdou jërëjëf leeral nga ñu ñi nga xamante ni sax demoon nañu DER jàngal leen
DER won leen jëlee nañu xam-xam ci li nga wax ni Sidibé wax na ko ñi nga xamante ni mooy bureau bi waa bureau bi it maa ngi leen di nuyu bu baax tàmbalee ko ci Sidibé Khalifa Dieng Xaali Seck ak Moussa Gueye ñoom ñëpp ay seeni taxawaay maa ngi leen di nuyu. bàyyiwuma kenn waa jeunesse bi jeunesse de Thiénaba ñi nga xamante ni ñoo représenté jeunes yi maa ngi leen di nuyu bu baax ci Diop parti yi Moussa Ka moom daal mu jon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp Mbaye Cissé kenn ku ci nekk Khalifa ki Cheikh Gueye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax jigéen ñi aussi déplacé wu nañ ci yeneen dëkk ñëw ñii ngeen gis nii ñenn ñi Thiénaba lañ dëkk waaye ñeneen ñi ci des ñu ngi jóge seen i dëkk waa kër Assane Lo maa ngi leen di nuyu Soxna Cissé waa Ndan Fatou Mbaye maa ngi nuyu ñi jege Xombal aussi kii Anta Dora Daaro ni nga def gis naa ko bu baax déplacé wu Xombal ñëw mënoon nga ni rek Thiénaba du sama commune foofu kon c'est pas la peine may jóg waaye déplacé wu nga ñëw wuy si suñu réunion bi wuy si suñu woote bi loolu ñu ngi ciy sant bu baax di sant ñëpp nga xamante ni jël nañ fi kàddu di laaj ñii di ay questions yu ñu posé ñii di ay contributions yu ñu joxe di nuyu aussi waa presse ñi déplacé wu ngeen daanaka yéen a fi jëkk wane nag fula ju ngeen def ci biir pas-pas yu ngeen ci am loolu maa ngi leen ciy sant leen ci gërëm réunion bi nag li nga xamante ni moo ko waral mooy ñu ànd jàppale président Macky Sall président Macky Sall dafa dem ci ndaw yi di leen jàppale wax ko ñëpp dégg ko d'abord li nga xamante ni def na ko bi nga xamante ni événement yi ndaw yi def nañ ko da leen a ni dégg naa li ngeen wax génn ab xaalis 450 milliards ni dama koy jox jeune Sénégal du jeune APR du jeune Benno Bokk Yaakaar jeune Sénégal la koy wax ak jigéen ñi góor ñi ak jigéen ñi loolu doyu ci mu dolli ci def benn conseil présidentiel ci jeunes yi insertion ak emploi des jeunes loolu mat ñetti waxtu mu toog ko di waxtaan ak ndaw yi ñu koy poser question muy répondre question yi nekk fii yu ci bëri jóge na foofu répondre nañ leen maa ngi nuyu au passage aussi Poulo El Hadj ak question bi mu posé yooyu yëpp jóge na ci pour dem droit au but président bi dañuy day def benn guichet 450 milliards la teg 450 milliards yi góor ñi ak jigéen ñi ñoo ko séq bari na nag ay bureau yu ma créé bureau yee ka ca gën a feeñ mooy DER waaye am na ay FONGIP am na yeneen ñoo xamante ni ñoo bokk ak moom mu ni nag au lieu kon ñu naan nañ ko déposé DER nañ def benn bureau boo xamante ni DER da cay am Abdou Ndiaye wax na ko léegi FONGIP am ci keneen am ci bureau boobu duñ ko jox maire duñ ko jox politicien duñ ko jox kenn dañ koo tegal benn plateforme maanaam benn place la boo xamante ni fa lañ ko teg ku am machine internet te man ca xam sa dossier man caa connecté wu man caa bokk man caa def sa demande nga def ci sa demande amul ma Samba amul ma Demba Abdou ñi ngi da lay jàppale rek nga def dossier yóbbu fa waaye ñoom ñooy xool sa dossier ni soxna Cissé mi dossier bi lii la bëgg nii la tudd nii la mooy carte d'identité wax ba kon nag dossier bi soxna Cissé la ñuy gis du ñu dossier bi Abdou ñi ngi indi soxna Cissé déedéet dañu naan dossier bi soxna Cissé kon nag ku déposé sa dossier nga déposé man li may def mooy jàppale la nga mën a déposé ndax fa ñuy déposé ñu bëri xamuñu ko am na nag ñu ko xam ndax Thiénaba am na ay cadre waaye ñu ci bëri ci ëpp ci Thiénaba xamuñu ko ñu bëri ci jigéen ñi bu dee téeméeri jigéen nga jël wala téeméeri nit nga jël lu war fukki nit wala ñaar fukki nit ñooy xam na ngay jaar or téeméer yëpp ci biir Thiénaba lañ kon nag man li may def mooy jàppale président Macky Sall pour nitu Thiénaba ak nit ñu bokkul biir Thiénaba sax mën a def seen dépôt ci loolu mu bëgg jox
waa Sénégal mën a bokk ca loolu mu des jox waa Sénégal rawatina nag waa Thiénaba dama bëgg waa Thiénaba am foo xamante ne buñ fa demee man caa bokk ci lii président bi wax moo tax ma wut bureau bi day defar projet ñeenti nit ñoo ci nekk léegi laaj na man ni mën naa ci def juróom mais beneen jigéen effectivement ay góor rek laa defoon ndax góor yi dañoo gën a woyof waaye xalaatu def ci benn jigéen jaadu na dinaa ci def jigéen buñ paree fii dina ci waxtaan xool ban jigéen moo ci mën a ñëw ci ñoom mën a bokk ci bureau bi. kon nag loolu itam yéen jigéen ñi soxna Cissé xool leen yéen ñii jigéen mëreetu yéen ñi nga xamante ni yéen a fi nekk te effectivement fi mu ne boo xoolee salle bi gis ni jigéen ñi ñoo ci ëpp góor ñi kon nag bureau bi itam jigéen war na faa nekk ba bu jigéen dikkee wax ñoom ñu xam kii li mu wax lan moo ci jaaduwul yan taxawaay lañ ci war a def waaw loolu dinañ ko def incha allah kon nag bureau bi dama ko wut ngir jàppale waa Thiénaba xale yi jeunes yi jigéen ñi nga xamante ne ay mag lañ amul benn parti amul coloration parti maanaam du da ngay bokk benn parti amul ni da ngay bokk ci benn groupe képp koo xamante ne biir Thiénaba nga bokk wala ku am carte d'identité boo ci ñëwee ci commune bi boo ci ñëwee dugal sa dossier képp koo xamante ne boo ko sax ci commune bi nga am sa carte d'identité boo dikkee boo ko jëlee dépôt ñu ñëw parce que sama taxawaay mooy jàppale président Macky Sall damaa jox ndombal tànk jaare ko ci kilifay diiney Thiénaba ma nekk Thiénaba li ma am ak li ma jàng lépp jànge ko Thiénaba lii ma dem ba mën a bind big bii Thiénaba laa ko jàngi internet bi ma mën a dem ba xool ni lii kat site la dossier bi moo fay dem wifi bi ne laa koy def Thiénaba laa ko jàngi bu du woon jaar gi ma jaar Thiénaba du ma xam loolu lépp kon nag delloo mbatt bi ca ndaala la damay dikkaat delloowaat Thiénaba seen wàccuwaay ci taxawaay yi ñu ma taxawal man ba ma mën a faj sama soxla di jéem a faj soxla ñeneen waaw kon nag bureau bi loolu moo ko yëkkati jàppale président bi ci taxawaay yi mu def ndax bu defee ay financement def ay woote ndaje ca amul dara lu ko luñ mën a sensibiliser nit ñi amul dara lu ko nit ñi mën a andil bu boobaa it xaalis bi dafay nekk gaare rek waaye dépôt yi duñ bari mbaa buñ dee ami dépôt yeneen dëkk yi taax yi ñoo koy am waaye dëkk yi nga xamante ne yoo mel ni Thiénaba nga xamante ni bari na ay sàmm bari na ay baykat duñ ca mën a jot ca ay sénégalais lañ ca xaalis bi sénégalais moo ko tax a jóg loolu moo tax ma bëgg a jàppale Thiénaba képp koo xamante ni bëgg nga ci dossier boo dikkee fii doo fay dara du ñu laaj kenn Ndiaga Dieng wax na ko du ñu laaj kenn benn dërëm ci dossier yii ñuy déposé muy DER duñ la ci laaj dara dañuy DER parce que DER moo ci fës waaye dossier yi ñuy déposé ci plateforme bi président bi jox ndawul ji 450 milliards yooyu di ko joxe dañ leen ci gunge jàppale leen ci donc man dama leen di gunge jàppale leen waaye du ma financé du ma jëlit xaalis naan dama jox ma jox la déedéet dama lay teg ci yoon rek damay jël sa dossier teg la ci yoon ñaan yàlla nag loola antu beneen bi ci des mooy bureau bi du rek defi projet defi carte d'identité di ci am état civil seet naa ni jigéen ñu bëri man damay dugg ci àll bi jigéen ñu bëri ak ndaw ñu bëri mat nañoo am carte d'identité mais mënuñu ko am léegi si deme nañ ba état bi dafa nañ ay loi yoo xamante ni xale bi am 3 ans xale bi boo xisee fer boo judd boo mënee dox nii rek mën a am carte d'identité or carte d'identité problème la te boo amul carte d'identité buñ la envoyé Orange Money sax doo ko mën a retirer ma ne nag naa jàppale aussi carte d'identité ci yëf yi donc bureau bi am nañu tànk jàppale carte d'identité yi ñi bëgg carte d'identité
duñ joxe benn dërëm nag xanaa xañ na buñ demee ñu ni jëndal septembre buñ demee ñu la defal nii yaag police wala yaa nga fa ngay jënd ndax timbre bi ngay jënd ñu defal ko ci sa carte d'identité lu ma ca man jàppale la ca loo ci man jàppale ko muy loola waaye doo joxe benn dërëm ci bureau bi doo joxe dara. ñetteelu problème kii bi ci des taxawaayu bureau bi muy kayitu juddu xale yu bëri amuñu kayitu juddu léegi si nii la tax nga xamante ni boo duggee école da ngay dem ba ay entrée di def entrée en sixième def examen doo mën a am kayitu juddu am na ñoo xamante ni ñàkk kayitu juddu tax na defuñu examen foofa lañ daal di découragé dem jàngatuñu kon nag kayitu juddu bokk na ci. dañ leen di gunge nan la ñuy mën a amee carte kayitu juddu ndax du ñun ñooy defar kayitu juddu bi waaye xam nañu fi nga mën a jaar ba mën a am kayitu juddu fi nga mën a jaar ba am kayitu juddu lañ lay jaarale jël say dossier jàppale la ci ànd la fa yóbbu la foofa nga xamante ni yow yaa bëggal sa bopp kayitu juddu pour sa doom wala pour sa soxna wala leneen ñu ànd la gunge la ci loolu it bureau bi da ciy def duñ ci laaj dara itam nag duñ ci laaj dara. te it lépp ci yoon lañ koy teg ndax du may defar kayitu juddu du may defar kayit carte d'identité du may financé waaye dama lay teg ci yoon wa nga mën a amee kayitu juddu teg la ci yoon wa nga mën a amee carte d'identité teg la ci yoon wa nga mën a amee ci financement bi par un projet. loolu lay jàpp def dimbalee ko askanu Thiénaba dimbalee ko bépp nit boo xamante ni ñëw na ci waaye nag di dimbali aussi président Macky Sall pour li muy defar mu tas mu yaatu informer nit ñi ba nit ñi xam ni kii kat mi ngi liggéey ñàkk a xam rek moo ci de ñàkk a yëg moo fi nekk waaye liggéey bi am na taxawaay am na kon nag yóotu man caa bokk moom moo ci des ma leen di jàppale ngeen mën caa yóotu ngeen mën caa bokk. léegi kii wax na ko léegi Moussa Ndiame Gueye ñi nga xamante ni déposé woon nañ DER am wala joxe xaalis jotuñoo am nañ leen di def ban langage lañ leen di waxaat bu ñu leen tuddaatee DER déedéet ñun daaw ni jël xaalis mësuma jël xaalisum nit am na ñu ma déposé DER nag am nañu mën naa leen a wax kee taxaw ne di exemple rek laa leen di wax de exemple mënuma lim ñëpp dama koy yàpp ma koy wax xaalis mais déposé naa ko am na ci DER yi xaalisam moo xam ne mu ko def benn dërëmam dugal ci exemple pour wane ni am na yu ma dugal ñoom ñu bëri ñoo xamante ne am nañu kii financement maa leen indi ay partenaires yu financement laa amoon ñii ay 3 millions ñii ay 2 millions ñii ay 5 millions ñu ngi biir Thiénaba gi ñenn ñu ngi jaayaat ñenn ñu ngi mbaaleen daa tas ay financement man développement dama cay yàggat moo ma neex lii nii may jël nii di fay di defar dama daa bokk mën na maa tëdd waaye nag du ma ko def parce que sama jikko ak sama bëgg-bëgg mooy jàppale nit ki teg ko ci yoon ba mu mën a am njariñ teg ko ci yoon ba mën a am njariñ loolu mooy donc Moussa Ndiame ñi nga xamante ni nag déposé nañ amuñu dañuy xam ne yàlla la ndax nee naa du man maay joxe dama leen di woon ngeen déposé du nag DER itam DER daa bokk ca biir waaye groupe financement la groupe direction la boo xam ne président bi da koo teg nii nag du ma ko jox kenn nit sous-préfet yaa ngi fi maire yaa ngi fi gouverneur yaa ngi fi ministre yaa ngi fi Abdou Gningue nga ngi fi Fatou Mbengue nga ngi fi Soxna Cissé ngi fi du ko jox kenn liñ la daan ku bëgg a bind yóbbu fa ñooñu xool ko bu DER gisee ni kii dossier am la DER jël FONGIP gis ni kii dossier am la FONGIP jël yaa ngi dégg El Hadj bu FONGIP gisee ni kii dossier am la FONGIP jël bu keneen gisee ni kii dossier am la keneen jël buñ ko jëlee nag traité ko dindi ko ci 450 milliards yi waaye 450 milliards yi joxuñu ko benn organisme joxuñu ko benn direction dañ koo teg ni voilà fii lañ koy garder koo xamante ni bokk nga ci dossier yii ñëw fii financé nga ko ñu xam ne yow yaa ko financé kat ci fii nga ko jëlee financé ko suñ financé ba pare am na it yeneen ñoo xamante ni ñooy suivre
ñi ñu financé ñu leen di suivre ñooñu ñëpp ca foofa la ñuy jëlee ci benn place bi la ñuy jëlee voilà loolu mooy affaire bi donc ñun man damay accompagner ku nekk APR ku nekk Benno ku nekk réew mi ku nekk yeneen parti ci des PS boobu mooy Benno rek ku nekk PS ku nekk réew mi keneen ku mën a doon boo dikkee bokk ci moo tax gis nga ko c'est pour la jeunesse du parti de xaw ma fu mu bokk dama ko woo ni ko ñëwal toog parce que c'est la jeunesse moom la ñuy liggéeyal kon nag jeunesse bi la ñuy liggéeyal ci lii départ la di tàllal loxo nag lii ñuy def loo gisee ni mën nañ ko cee gën a yokk mu gën a baax man je suis prêt initiative la rek xalaat la bu ñëw rek waaye nag dama ne naa ko publier itam ndax su ma ko waxul nii rajo yi jël ko dañuy liggéey fii kenn du ko xam kon nag bu ku jóge fii itam xamal ni fii kat mën nañ fee am defar projet mën nañ fee jaar am carte d'identité mën nañ fee jaar am kayitu juddu yéen ñii journalistes yi itam maa ngi leen di yëgal loolu ñu wax ko waa tund wi yëg ko waa commune bi yëg ko bay ci sama tànk waaye itam waa région bi ak waa Thiénaba bi yëpp waa Sénégal yëg ko ni ñun daan dañuy defar li ñuy defar nag li tax ñu jóg jàppale président Macky Sall ci li mu yëkkati li mu yéene li mu ne ndaw ñi dégg naa leen loolu moo tax ñu jóg ci ndigalu nag xalif général bi Baye Abdourahim Seck ak itam laata ñu départ rek woote nañ ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa ci nekk ci biir commune bi sous préfet yi préfet ñu ñëpp xam nañu ñoo ngi defar lii pour mën a jàppale président bi pour mën a jàppale ndaw ñi boo nee ndaw li du ndaw Benno de ndaw yi Thiénaba ak ndaw yi gox bi waa Xombal la nga ne dañuy bokk ci biir da nga leen di woo ñu gis waa Thiès la même chose maa ngi leen di gërëm ci seen taxawaay léegi nag loolu daan ci gàttal man moom laa noonu naa ko wax woo leen képp koo xamante ni am nga benn projet soo dikkee dinañ na ca jàppale képp koo xamante ni am nga manqué nga carte d'identité soo dikkee dinañ na ci jàppale képp koo xamante ni say doom amul kayitu juddu wala sa soxna amul kayitu juddu wala yow sax amoo kayitu juddu soo dikkee dinañ na ci jàppale teg la ci yoon duñ la laaj benn dërëm man maa jël di ca def ña lay jël ñi ci jàppale machine yaa ngi fi bu ngeen paree yi mën ngeen a xool ordinateur yi dañoo wut ordinateur wut wifi wut bureau wut ñoo xamante ni internet ñoo xamante ni ñu ngi nii damaa jël inspecteur de la jeunesse mu nga nee toog muy Sidibé wal Sidibé la tudd inspecteur de la jeunesse en retraite la liggéeyam mooy encadrer jeunesse jeunes yi xam na bu baax nu dossier yi def parce que dossier yi da cee am looy remplir li ngay remplir pour nga mën koo xam ab inspecteur ñëw koo xamante ni yàgg naa def mbir yi moo la ko mën a leeral sinon yow da ngay la première fois nga ko gis da ngay lire rek comme man waaye nag koo xamante ni am na ci expérience bi nekk na inspecteur de la jeunesse yàgg naa def joxe na ay récépissé ba tàyyi defar na ay récépissé ba tàyyi defar na ay projet ba tàyyi su fekkente ni tiim na dossier bi dina xam na dossier bi war a tëdde dina yokk chance ki yore dossier bi loolu moo tax ma jël inspecteur de la jeunesse andi ko dëkkul Thiénaba de Mbour la jóge Mbour la dëkk fii la nekk nii rek waaye Mbour la dëkk waaye nag Thiénaba gisuma fi inspecteur de la jeunesse su ma ko gisoon inspecteur de la jeunesse ci biir commune Thiénaba moom laa jël bu nangoo ñëw parce que da ngay am jot mën a ñëw waaye nag nekk fi waaye moom nag contacté nañ ko nangu naa ñëw nangu naa toog nangu na ñoo jàppale ci liggéey bi maa ngi ko ciy gërëm di ko sant Sidibé ci say taxawaay yàlla na lépp loo defar ci dossier yi yàlla na ko yàlla nangu muy ay financement yu bëri xam naa ni maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen déplacement yi jigéen ñi vraiment rafetlu naa seen tawaay mëreetu laaj na kees yi présidente kees yi jigéen ñi kees yi borom kees yi ci seen bopp nit ñi bokk ci kees yi dañoo mën a wut dossier individuel bu loolu passé kees gu nekk daa mën a wut dossier du nekk doublon ndax soo wutee ci sa turu kees ga ami këyit ca këyit woowa ca kees ga ngay wutee kii mbooloo mi am ca booba bu fekkente ne dépassé na ay 2 millions 3 millions di nga am apport personnel bu la banque ba di laaj ndax banque dana attention su ma la ba 500000 doo laaj duñ la laaj dara
mooy dossier individuel wala dossier collectif ba 500000 bu dépassé 500000 ñu la attention 2 millions 3 millions mun ñoo ko jox ci nen foog nga joxe lii foog nga joxe leen mais loolu sa digganteeg banque bi dossier yi ñuy remplir la da ngay wax bind ni d'accord na maa joxe 2 millions bul ma 200000 bul ma dee jox 2 millions. bu boobaa bu ne dee jox 2 millions dina ci 200000 yi ngay defar jox la ko loolu moo ca nekk waaye yoon woowu daan ñun mën nañ ñun cee jàppale muy waa kees yi nit ñi nekk ci biir kees yi kenn ku ci nekk da ngaa mën a am sa dossier bu paree kees gi ci boppam dañu ne mën a wutali kayit ñu am seen dossier kees gi moom ko loolu daa mën a nekk ni ko kees gi mën a nekkee noonu la ko daayira bi mën a nekkee noonu la ko école arabe bi mën a nekkee noonu la ko ASC bi mën a nekkee groupement bu mën di doon rek mën ngaa am dossier groupement nit ku mën a doon soo amee carte d'identité mën ngaa am dossier kenn nit waaw loolu laa bëgg mu leer ca loolu lépp nag fii saa boo fi ñëwee bu dul samedi ak dimanche bu dul dimanche wala jour fête di nga fi fekk ñoo xamante ni dinañ la ci tette tegal la defaral la say dossier jox la sa numéro koo xamante ni déposé nañ la sa numéro bañ accepté ko jël ko dañu naan yow sa numéro bii lii la pour nga xam ni avancé na joxe nañ fay nañ la lii la yow yaa koy xoolal sa bopp yaa koy defaral sa bopp DER moo lay jox sa numéro bu ëllëgee sa DER ak sa numéro carte d'identité la DER di jël nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk fii déposé duñ ci xam dara à moins que nga wax ñu ko ñu bëri am nañu ci DER xamuñu ci dara dañ ñu ko wax képp ndax nit ki mooy déposé nit ki mooy signé nit ki mooy joxe carte d'identité ca banque di jox kenn ca jëlu ko joxul tegulu ko sa carte d'identité même bu sa carte d'identité réer ci diggante bi daal dama wuti carte d'identité waaye duñ la ko jox ca amoo carte d'identité kon nag loolu dañ ko yëkkati jàppale nit ñi jar na ko nag lu ko ëpp ndax ndombay tànk yi ma am jàppale gi ma jàppale njàng mi ma jàng li nga xamante ni Thiénaba def na ko ci man li ma ciy def tuuti la par rapport ak loolu maa ngi leen di sant leen gërëm